di sant bu baax di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci midi bismillah ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës njiitu réew mi Macky Sall bëgg ñu daal di yeesal administration bu Sénégal ba mu méngoog jamono démbale ko te yooye kaddu jaat na ca parox ndool tamit sàkku ci lépp li nga xam ne mooy jëm ci ay recrutement yoo xam ne kon dafa daal di takkar naa se mel ni tout léegmali ci fonction publique bi ñu daal di dakkal ko moom Macky Sall nag ginnaaw fitna gi jollu ci daal di ci Sénégal bëgg na jëwriñ yi yëpp kon daal di kon daje woote waxtaan wu yaatu ngir fexe indi saafara ci fitna gi jollu ci daal di ay kàddoom ni mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi bu ca la àndee weeru décembre la ñu nekk xam nga nag li des mu jeex bëreetul waaye nag waxtu wi ñëpp ñi nga xam ne kon ñooy waajur yi ñu ngay fexe xool nan la ñuy def ba bégal seen tout tànk yi daree ko ci ay fookaay waaye nag fookaay yooyee léeg-léeg du ñàkk ay njeexital ci askan wi rawatina ko tout tànk yi ñoom jaaykat yi sax nee nañ duñ ci sax bàyyi xel waaye daal en tout cas lu jëm nag ci bàyyi xel gi lu war la farata la ci kilifa yi dinañ ci dikk ni mu gën a yaatoo ci gëstu beek ak Aïssatou Kane ci ndeextelu xabaar yi gëstu tey jii mag ñu yóbbu ca île bu Baasul foofee nag ma nga ca département bu Foundiougne ñetti waxtu ngay def laataa nga yegg fa lu ci mëntam nag askan wi fa yeewoo saa su nekk ne ñu ngay daj ay coono ak i jafe-jafe li ko waral nag mooy seen diwaan bi dafa laqatu dañ ci ànd ki leeral ci ak Adama Sarr laataa njeextalu xabaar yi ci yàllandee yëglekaay yi mooy laf làccu xabaar yi ci njoloor si mbokk yi loolu moo gën a fës si xëdu xabaar yi nees ki bu jàlla àndee ñu ci faram-fàccee gërëm nañu leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaaru njëloor si ñu door ko ak dañu ko jujjee ci ndorte li ak njiitu réew Macky Sall démb amal nag ndaje waxtaan bu yaatu ci foofu nag lañ doon fësal li nga xam ne muy jëm ci cérémonie boo xam ne jëm na ci ISO nag nekk loo xam ne kon lu ñu ràññee la ci Sénégal rawatina ci Afrique ak ci àdduna wërngal këpp moom Macky Sall nag daal na fa porox ndollu ne nag lu mu bëgg mooy recrutement yi ci administration bu Sénégal demel ni tout lek male la bëgg mu dakk moom Macky Sall njiitu réew mi yemu ca ndax nag sàkku na ci administration bu Sénégal ñu ni ci joyanti ba mu méngoog jamono jaaree ko ci xarala yu yees yi ñu tawli kàddu moom Macky Sall njiitu réew mi ci micro Boubacar Dieng ak Sidi Niang. La présente cérémonie m'offre aussi l'occasion de revenir. damay prox ndoll ci jotaay bi ngir wax importance bi nga xam ne jox naa ko modernisation bu administration ak it yoren bi ñu war a amal ngir mu dëppoo ak jamono ci suba si dong doon nañu waxtaan ci ni nga xam ne moom la ñu recruter yenn ci personnel yi am na si yoo xam ne sax jàpp naa ni jaarul yoon loolee tax na moo doon woo jëruñ ñu dénk lu jëm ci wàllu koom ngir rek mu xoolaat salaire yi nga xam ne ñu ngi koy fay ñenn ñi ci bërëb yi nga xam ne daanaka fa ñu leen jël daanaka du seen bos ba tax ma jàpp ne it loolee ñun am nañ ci fànn wu ñu war a ba tax ma jàpp ne it loolee ñun am nañ ci wàll wu am solo wuñ ci war a amal ñun ñi ñu fi tekk li ñu war a def rek mooy fexe préserver li ñuy wax patrimoine public maanaam alal ji nga xam ne askan wi ñoo ko moom ngir rek fexe ba lépp lu ñuy génnee mu jëm ci wàllu public bi ñu xool foo xam ne bu fa duggee dina amal njëriñ askan wi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa nekk loolee bu ñu ko deful rek dañuy wane ginnaaw moo tax ma jàpp ne am na solo lool ngir ñu yokk li nga xamante ne moo di transformation digitale bi jëmale ko rek ci administration bi bokk na ci loolu li ñuy wax régie financière ak trésorerie maanaam wàllum koppar impôt domaine cadastre ak douane. Je tiens à ce point à insister sur l'urgence d'accélérer la transformation digitale intégrale des administrations, notamment les régies financières, le trésor, les impôts, domaine cadastre et la douane. njiitu réew mi Macky Sall ba tey kii kàddoom ndax xam nga ne kon jébbal nañ ko certification ISO 9001 version 2015 loolu nag moom jëm rek ci li nga xamante ne ni moom mooy bëgg-bëggam fexe ba administration bu Sénégal rawatina kon liggéeykat yi gën a xar seen tànk tubéy ci liggéey mekk xëy mi ci Sénégal moom njiitu réew Macky Sall ginnaaw ndaje bi nga xam ne kon mu ngi doon amal ñu jébbal ko certification ISO 9001 boobule la prox ndollu loolu nag ñu ko amoon ci ndaje bi ca palais ba ci teewaayu Boubacar Dieng ak Boubacar Dieng ak Sidi ñoom ñu ànd ci ñoom ci leeral. Ce 15 décembre 2021 est une date historique pour la présidence de la République du Sénégal. mu doon lu rëy guléet ñuy jox certification ISO 9001 version 2015 ab présidence de la République bi ñu taxawalee bi la norme nga xam ni ñu ngi ko basé ci qualité liggéey bi ci atum 1987 ba léegi lii di mbégte ci njiitum réew mi
Nous venons donc de recevoir le certificat ISO 9001 version 2015. ñi ngi soog a jot certification ISO 9001 mu atum 2015 loolee di wane rek ne lépp lu jëm ci wàllu yorin wu rafet jëm ci bépp kuréel bu ne ci palais bu ne ci présidence de la république amoon nañ ko certification boobu sax doon mbégte ci ñëpp ñi nga xamante ne ñooy liggéeyee ci présidence de la république. Cette certification est une fierté pour tous les personnels de la présidence de la république. certification bi nag ñu ngi ko jox direction des moyens généraux bu présidence de la république lii itam tax présidence ñu koy ràññee bu baax ci wàllu management de qualité ndaxte DMG doon na lu am solo ci présidence de la république. C'est la déclinaison temporelle de toute une chaîne de responsabilités basée sur des lettres de mission claires. distinction bi ñu am boo koy xool li ko waral bokk na ci responsabilité yi nga xamante ne jox nañ ko bépp kuréel bu féete fii li ñu boole doole yi sax ak yorin wu baax wi moo tax présidence de la république ñu jiital ko ci kaw te it di wane rek ne yorin wu mucc ayib lañ ko yor te sax certification bi day tax ñu gën a bàyyi xel ubbiteek administration bu Sénégal ngir ñu gën koo ñoŋal. Cette certification ISO 9001 version 2015 ouvre de nouvelles perspectives pour toute l'administration sénégalaise. ci weeru novembre atum 2020 ci la njiitum réew mi xaatim lettre bi nga xam ni moom la ñuy dugal ngir mën a am certification ISO moo tax Macky Sall di sàkku rek ci ñi nga xam ni ñooy liggéey ci DMG ñu gën a ñoŋal seen liggéey ngir yeneeni service yi aajowook ci nguur gi man see roy waaye itam yokku liggéey bi ngir fii ak ñetti at ñu mën a amaat certification ISO 9001 version 2015. Avec des applaudissements. Boubacar Dieng jërëjëf ginnaaw ñu àddu ci élection locale ñu dëgmal ci Sénégal xam nga ne jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak ñett atub 2022 ci weeru janvier bii kon ñuy dëgmal loolu nag tax ba askanu Sénégal ñu bëri ñoom seen fit day tëfi ndax jàpp nañu kon fit na mën na jolli ci réew mi saa su ne am na ay kuréel yu jóg ngir dox tànk jàmm waaye tamit fexe ba dal am ci espace politique bi lu ci mel ni waa cadre unitaire de l'islam au Sénégal ginnaaw nag ñoom kuréel wi ëmb imam yeeg ñi nga xam ne kon ñooy waa jàngu bi ak ulema yi ci Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi ci sóob seen yoxoo askanu Sénégal dañ ko rafetlu nee nañu nag bu ñu sañoon képp ku sekk géew politique bu Sénégal di nga def sa kem kattan ba rek daal di siife charte boobu ngir rek benn fitna ju bañ ko nemmeeku ci Sénégal Younoussa Gueye ci leeral. fitna bi ñu nemmeeku fan yi ci réew mi moo waru so sub kuréel gi ëmb këru diine yi ngir woote jàmm ci élection bopp ndawi réew yi ñu dëgmal li ni mel doon lu askanu Sénégal rafetlu lool. man loolu dama koy rafetlu franchement parce que jàmm la ñu woote jàmm moom wax dëgg yàlla gis naa ni képp ku koy wootee kenn mënu la fay quoi wax dëgg yàlla comme ni ñu mën a def rek nañu woote jàmm dëgg yàlla parce que si la lépp xaj. loolu moom lu baax a baax la si réew mi surtout actuellement fi réew mi toll nii dafa laaj dal ak waxtaan pour lu andiwaat si réew mi jàmm parce que gis nañ tension bi jeunes yi ni ni fippoo di xeex di yàqate te loolu lépp jëru ko mais buñ waxtaanee rek moom mu baax incha allah. loolu moom dañ koy ñaawlu moom buñ sañoo ñun ñëpp ñu signé ko ñu toog ak même buñ jëree ñu dem toog ak président toog waxtaan ak moom ba réew mi nekkaat si jàmm daal ku nekk mën a demaat si say activité Mor Fall Ndiaye moom mu ngi naqarlu yenn ci kujje politique yi lànk ne duñu xaatim sarti wile. jéego yooyu ñu dox dama ko rafetlu non ñi ko bañ a signé ñooñu ils sont fautifs dañ ko war a signé parce que yu mel noonu da nga ko war a signé sax gëmmu parce que kaay ñu waxtaan kaay signé lii pour que ñu jéem a waxtaan nit ñi pour jàmm am mais loolu ku ko signé wul dégg nga mais vraiment yow bëgguloo jàmm. ba ñu jàppee datu élection ba léegi kuréel gii di cadre unitaire l'islam au Sénégal mu ngi dox tànku jàmm ñaar fukki fan ci weeru décembre wi ñu jëm jàng wi ànd seek imam yi daañu boole seen kàddu ngir fekk si leen si liggéey wi le du leen lu dul woote jàmm ak salaam ci élection yi le. Younoussa Gueye Seydina Mbaye jërëjëf ñu àddu ba tey ci wàllu politique ak conseil des femmes conseil sénégalais des femmes kuréel la woo xam ne dafa ëmb ay soxna ci Sénégal ñoom tam la ñu bëgg mooy jàmm sax dàkk
ci Sénégal ci élection locale yi teru ci réew mi ñoom tamit ñu ngay sàkku itam ñu daal di sàmmonteeg parité bi maanaam fu ñu sampee góor samp fay tamit benn jigéen loolu nag nekk loo xam ne kon seen xeex la bëgg nañu tamit ci élection yi benn fitna bana jolli waaye tamit ci ndaje bi ñu amal ni ki démb jot nañ ci ñaax seen naataango jigéen ñi loolu toll na ci téeméer ci ñoom di bokk ci jongante bokk moomeel ñu dégg ma ci Sénégal ñaax leen ci taxawaay waaye itam ñaax leen ci nag ñu gën a xar seen tànk tubéy ci lu jëm ci lu soxal réew mi waaye itam fexe ba élection ñu dégmal nekk loo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp waaye itam am ci anam gu mucc ayib gu leer naññ loolee mooy seen sàkkuteef ndaje baa ngi amee ci teewaay Boubacar Mamadou Dieng. COSEF di mbootaayu ay soxna jóg ngir gunge soxna yi ci jongante palu gox-goxaat yi ci wetu ONU Femmes ñu fas yéene gunge tête de liste yi ngir ñu am ndam ci jongante yi ñu jëm. dañuy leen di former suñ leen former d'ailleurs formation bi xam nga tey dañuy wax ne lancement bi la mais bu subaa am nañu formation au niveau du Sénégal en ligne pour toutes les candidates quel que soit leur parti ñun COSEF xooluñu parti bi nga jógee donc suñ leen former ci communication de campagne électorale nan ngeen di def pour def campagne nan ngeen di waxee nan ngeen di vraiment jël en charge seen localité nan ngeen di waxee ak autorités yi nan ngeen di waxee ak ndaw ñi ak expliquer li nga xam ne moom mooy mbébéti jigéen ñi mooy mbébéti seen gox loolu yëpp dañ leen ciy tàggat. téeméer ak juróom fukki candidat yi bëgg a doon maire ñëw wuy si ndaje mi COSEF woote muy tam ab prox ndollu ngir sensibiliser ci ñu respecté parité. loi bi dafa tënk mu ne instance yi nga xam ne fa la ñuy dogalee ak fa la ñuy nase nañ leen teg foofu léegi loolu comprendre nañ ko ñaareel bi mooy gàllankoor bi mooy jigéen ñi dañu am au niveau social ay responsabilités yu bari donc responsabilité yooyu léeg-léeg daf leen di limité mais jigéenu tey yi loolu limité wu leen de vraiment ñoo ngi xeex dañu trouver ay solutions yi nga xam ne day tax ba nga xam ne fii góor ñi taxaw dinañ fa taxaw. COSEF lal ab programme ngir gunge soxna yi ci jongante palu gox-goxaat yi ci noonu itam ñu sumb ay waxtaan ci xool nu ñuy fexee ba dàq fitna amal ay jongante palu gox-goxaat yu lalu ci jàmm. Mamadou Dieng jërëjëf Rokhyatou Gassama nekk njiitu COSEF moo nekk ganuk conférence de presse ni ki tey ñetti waxtu ci ngoon ci iRadio leneen ci wàllu xabaar ak renouvellement parc automobile bi gaañaa nga ca ginnaaw waxtaan wu yaatu woo xam ne sumb nañ ko diggante convention bi nga xam ne moom mooy SEC institut supérieur de formation professionnelle bu nekk ci Diamniadio ak waa ONIVA jot nañu fësal kon li nga xam ne kon moo fas yéene wuutu cette place yi ci kaw tali bi war nañ ko ndaw ñi ginnaaw gi nag ñoom étudiants yi danañ mën a dem ak dikk waaye nag ginnaaw kon bi ñu leen présenté loolu nga xam ne kon moom mooy oto yooyu danañu mën a nag léegi tàmbali liggéey bi ngir lépp nekk lu mucc ay Babacar Seck reportage. oto bu njëkk buñ defar tuddi ko ONIVA mu am yéeni wuutu 7 places yi fi nekk wane la leen ko ak ndongo yi nekk ci ISEP bu Diamniadio lu nu mel bokk ci benn ci ay pexe indi ay oto yu bees ndax yi fi nekk màgget na lool. 7 places ñu ngi daw ci réew mi ëpp na juróom fukki at wala lu ko ëpp ñu yàgg fi lool ñu bare ci ñoom dem ba xaw a mag lu mag nag moom day ànd ak danger chaque jour ngeen dégg accident boo xam ni 7 places daf ci bokk indi ay laago wala indi ay bakken yu ci rot. 7 places bi ñu wane nga xam ni day nekk 7 places bu wóor bu dëgër boo xam ni bagage yëpp sóoraale nañ ko parce que xam nañ ni fi nit ñi bu ñuy tukki dañuy bari ay bagage buñ ko wanee tey bu ñu waxtaanee ba noppi ñoom dinañ seen nañ leen ko mën a dugalee ci jàngu gune yi fi nekk. xaatim déggoo diggante ISEP bu Diamniadio ak ONIVA dina may ndongo yi nga xam ni ñu ngi jàng lépp lu jëm ci wàllu automobile man di ko jëfee teg ci mu may leen bunt ngir ñu am liggéey. gis nga modèle ISEP mënoo ko wax te waxuloo alternance waxuloo théorie mais alternance bi moo gën a bëri parce que noonu lañ ko liggéeyee. ISEP dañu wax ne li fi nekkoon amoon na ay école de formation mais boo xoolee dañ daan former mais xale yi après dañuy daw di uti ay liggéey mais fii non seulement dañuy former mais dañ lay former ci ay compétences yoo xam ne yow boo fi jógee doo soxla ñu lay former waat pour nga dem entreprise parce que déjà ci biir formation bi tàmmal nañ la yaa ngi entreprise tout le temps yaa ngi entreprise te xam nga xale boo ko mettre dans cette situation rek dafay dem ba même bu génnee di liggéey du changer dara et puis ki muy liggéeyal du sonn aussi et ça c'est très important. réewu Sénégal nar naa nekk fi ñuy defaree oto yooyu di ONIVA ci kàddu ñi ko sos teg ci ne ndongo yi ISEP bu Diamniadio ni ki ñeen koy defee dineen mën di jàng boole ci liggéey.
Babacar Seck jërëjëf. mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey ñaar fukki nit ñoo am yees woppi Covid-19 yeneen fukk jot nañ ci wér, ñaar ñoo nekk sootaas, lu toll na ci ñeent fukk ak ñett nekk ci traitement. waxtu yi kon 1 million ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaari junni nit ak fanweer ak ñaar ñoo joto ñàkku ci mbasum Covid-19 bi. maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar yeeg fowukaay yi ndax ñu ngi ci weeru décembre la tax mu jeex bëritul dafa tax kon dem nañ ci marché bi laaj askan wi ak ndongo yi rawatina kon ñi ngi di way juruno tout tànk yi ñoom nag fi mu ne ku ci nekk ci ñoom yaa ngi lal say pexe ngir sa doom wala sa tout tànk am kon fowukaay waaye nag fowukaay yi léeg-léeg day am njeexintal ci ñoom seen dund léeg-léeg am loo xam ne kon ay loraange la ci mën a indi yu ci mel ni ay produits chimiques yoo xam ne kon day amee tooke wala leneen loo xam ne daal mën na indi gàllankoor ci ndaw li ñu ànd ci leeral ak reportage bu Aïssatou Kane Augustin Mandan. fowukaay ak li ci nekk warul ànd ak luy gàllankoor wér-gu-yaramu xale yi mu mun jur cancer wala allergie loolu sax kenn ci jaaykatu fowukaay bi ñu dajeel xam na ko bu baax. moo lay wan ne amul benn problème ci wér-gu-yaramu xale yi parce que déjà sa ambulé. donte yile aspect sanitaire yu ñu exigé ci fowukaay yi am na ñu mu umpu ki ñu fekk ci place am ci la bokk moom du ci sax bàyyi xel. ñun nag wax dëgg yàlla yooyu moom seetluwuñu ko ci parce que dañoo yor suñuy jouet rek di jaay xam nga moo tax daal mais nag comme li nga wax xëy na yow yaa ma ko wax mais ñun seetluwuñ ci loolu ñun daal dañuy jaay suñuy jouet di ñaan yàlla daal muy ji ak jàmm ak salaam daal xaw ma woon na ñoom waajur yi sax dañ ci bàyyi xel am déet. waaye beneen jaaykat bi day farlu ci jaay ay fowukaay yu dul indil benn gàllankoor gone yi. si ñu ngi koy laajte parce que y a des jouets yoo xam ne xale dina ko jël parfois di ko seex mu koy indil ay allergies ak yooyu par rapport ak ñun suñu jouet yi amu ko ñu ngi bàyyi xel fi muy jóge ak accessoires yi muy ànd yëpp ndax du gaañ xale yëpp lañ koy def dañ ak carton am fii la ñuy dindee carton yeeg yëpp bu ñu paree nettoyé ko bu ñu ko monté lépp bu am benn danger ci xale bi. am na ci sax ñu musul jot cadeau ba ci mën a jëlee feebar. du ma doon recevoir cadeau parce que amoon parent bi nga xamante ni doon na ma jox cadeau parce que ci àll bi lañ juddoo foofu lañ màggee ñoom loolu nekk doon seen culture. li ni mel tax ba waajur yi di sàkku ci jëwriñ bi yox jënd ak jaay ñu teg ci marché bi ay fowukaay yu mucc ayib yu dul jur benn feebar ci seeni doom. Aïssatou Kane jërëjëf jox nañu chef division bu sécurité consommateur yi di way jëfandikoo yi ci Sénégal moom nag nee na amul lenn loo xam ne mooy yoonal wàllu fowukaay fii ci Sénégal moom mi di Makhtar Samb jàpp na ni tamit lépp lu jëm ci fowukaay kon ñu ngi ciy bàyyi xel ba du am benn loraange ci ndaw yi ndax ne bépp fowukaay bu dugg ci Sénégal ñoom dañ ko bàyyi xel ndax nag am na itam benn kuréel woo xam ne fas nañu ko samp bu ko defee ñu xool fowukaay yi nga xam ne kon mën na indi loraange tout tànk ñu mën ko gàntal ci Sénégal ba noppi dindi ko ci marché bi yëpp ñu tawli kàddoom Makhtar Samb ci micro ci jokkoom ak Aïssatou Kane. fu ñu toll nii ci réglementation bu Sénégal amaguñu benn norme boo xam ne day wax ci jouet yi léegi nag ñun ñi ngi nekk di ci liggéey di xool nan la ñuy defee ba am benn norme boo xam ne lu ñuy wax association sénégalaise de normalisation ñoom ñooy génne norme yi association sénégalaise de normalisation nag dafa am ay comité yu bëri yu fa nekk ci comité yooyu nag département ministère yu bëri professionnels yi universitaires yi industriels yi fabricants yi ñëpp ñi ngi foofu léegi ci cadre boobu la ñuy toog xool ñi ne pour tel produit il faut ñu utal ko benn norme boo xam ne ñëpp ñu koy defar ci li ñuy tënku pour defar ko ça fait des mois ñi ngi ci mais ba nii amaguñu mais xam naa dinañ génne benn norme boo xam ne donc buñ ko génnee application bi day volontaire cela veut dire que du am obligation ñiy defar produit topp norme boobu waaye ñu pouvoir public yi bu ñu gisee ne norme bi am na solo dañuy jël benn décret wala ñu jël benn arrêté pour ko rendre obligatoire ça ne veut pas dire que kenn du contrôler jouet yi dañ leen di contrôler xool par rapport est-ce que am na facture nan la duggee Sénégal buy dugg day jaar douane buy jaar douane il faut mu am facture mais des fois ñu am ay information ñuy wax telle substance est cancérigène ou bien telle substance dafa am danger par rapport à un point dans ce cadre là ñun dañuy agir dem retirer produit yooyu ci marché bi. ñu génn ci fowukaay yu addu ci wàllu tàggat yaram xam nga ne nag ay bés yu néew moo des ñu yegg si ci Coupe d'Afrique des Nations ñu ngi koy amalee ca Cameroun lii nag di kuréel wi ëmb club yu Europe yi ñoom nag nee nañu kon seen bëgg-bëgg mooy ñu gàntal lii Coupe d'Afrique bi ndax jàpp nañu kon mbas mi ba tey ba nga ci réew mi ak ci àdduna bi ba tax ñoom jàpp nañu daal loolee nag mën na tax ba ñu gàntal loolu di Coupe d'Afrique bi jàpp nañu tamit li nga xam ne moom li ñuy bañ mooy seen joueurs yi ñu mën a leen
wàll lii di mbas mi Covid 19 ba tax ñoom nag bëgg mooy ñu daal di gantal Coupe d'Afrique bi lenn ci ndaw yu ñu taseel ci corniche ba ñoom nag ànduñu benn yoon ci dogal bi nga xam ne association club européen jël nañ ko bëgg ko ñu samp ko ci Afrique ginnaaw Coupe d'Afrique bi ñu ànd ci leeral ak reportage Moussa Mané. daanaka li des ngir Coupe d'Afrique bi tàmbali bareetul jamono ji nag coow daal di jóg ngir ñu fomb boobule compétition ñii di association des clubs européens bind benn bataaxal xamle ni fas yéene wu ñu bàyyi ñii di footballeur africain yi ndax dañuy ragal ñu dellu seeg lii di Covid 19 loolu nag askan wi di ko ñaawlu. Covid ci tubaab bi la ëppee ko ci ñun africains yi donc il est temps que aussi CAF di jël ay dispositions boppam di bàyyi tout le temps ñu la ñuy dicté par la FIFA man loolu la am lu muy wax quoi parce que là tubaab bi intérêt am lay xool man je les comprends ñoom seen intérêt la ñuy xool ñun tamit africains yi ñoo war jël suñu intérêt par rapport à nos joueurs par rapport à nos continent par rapport à suñu équipe nationale ñu xool ñu ne lan moo ñuy jëriñ il est temps qu'on soit indépendant. waa ji moom loolu doon na li ko naqari lool moo ngi xamal ni li FIFA bëgg a def tegu ko fenn. comme ñoom seen championnat bi instant yi mi ngi déroulé te pourtant gars yi vacciné wu nañu ñu ngi sol ay masque di dem ci terrain yi pourquoi pas ñun tamit war ñu mun def loolu Coupe d'Afrique bi ñu vacciné képp kuy ñëw biir Cameroun ñu vacciné la ñu teg leen ci ay conditions yu baax c'est favorable war na mën a nekk. CAF liggéeyuñu quoi liggéeyuñu parce que benn lobby moo fa nekk ñoom tubaab bi la ñuy liggéeyal quoi en fait pour man loolu laa gis quoi son point de vue quoi loolu laa gis. ba tey kii moom di xamle tamit ne diggante FIFA ak CAF maguy def cee bari lool. li indi loolu yëpp mooy maguy bi am foofu diggante CAF ak FIFA parce que bi ñu nangu woon gars yi dem ci élection diggante Augustin ak keneen ki kon loolu yëpp kon tey du ñu egg fii. Coupe d'Afrique mooy sunu coupe yaa ngi dégg ñoom am nañ coupe Europe am nañ coupe d'Europe am na coupe Copa America yaa ngi dégg coupe du monde daal la ñu bokk yaa ngi dégg loo xam ne monde bi yëpp ñoo ko bokk mais ku ci nekk sa nation bi ngay jouer ak fi ngay jouer da nga ko war a défendre kon loolu bu ñu ko annulé loolu mooy coupe d'Afrique c'est fini rey nañ ko dootul amati. li ëpp ci askan wi nag di ñaawle li nga xam ne ni moom moo nar a am ci lii di organisation Coupe d'Afrique bi léegi ba tax na ñi ñaan lii di waa CAF ñu jël seen responsabilité ngir amal boobule compétition ci atum 2022. Moussa Mané en tout cas cool yi moom bëri na lool ndax dañuy dàq am déet Coupe d'Afrique bi ñu jàpp kon weeru janvier atum 2022 ca Cameroun en tout cas ñii di taskatu xabaar yi rawatina kon ñi nga xam ne ñooy seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi ñu ngi koy naqarlu ndax kii nga xam ne moom mooy consultant la ca Canal Plus ak ca l'équipe di Nabil Djelit moom na jàpp na ne kon CAF moo war a tontu ci bëgg-bëgg boobu la waaye tamit jot na fësal ni li nga xam ne kon moom mooy dàkk gi moom xel xalaatu ko buñ sukkandikoo ci kàddoom ñu teelu ko ci jokkoom ak Pape Malick Diaw. Des rumeurs autour d'un report de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose qui devient presque un refrain depuis quelque temps. Maintenant, bu ñu waxee lu jëm ci report Coupe d'Afrique des Nations bi day mel ne dañoo dellu ginnaaw ñu bëri bu ñu koy wax li ñuy bàyyi xel mooy coronavirus ak ni mu tàmbalee am doole foofee ci Europe ak variant Delta bi ak variant Omicron bi booy xool sax Grande-Bretagne ñoom dañoo jël ay dogal ñeel wàllu voyage ak déplacement bi ngir rek bañ jàngoro ji war faa law waaye loola yaakaar naa ni taxul Afrique ñu war a mën a reporter CAN bi te loole bu ci war a am sax kilifa yi ngang football bu Afrique ñoom ñoo koy décider waaye nekkul waa tugal ñoom ñu jël dogal rek di reporter wala ñuy annuler sax Coupe d'Afrique des Nations bi loolee sax booy xool jamono yi tax na ay laaj la ñu gën a nemmeeku ndax ci ay tontu ndax ba fi mu ne nii kenn amagul lu ko ci leer donte ne sax CAF mi ngi jéem a génn di dalal xelu ñeen ñi nga xam ne ñooy amateurs yi li ñu war a def mooy jamono yi rek indi ay réponses yu leer nañu jëm ci wàllu kaaraange joueurs yi fa war a bokk ba ñi nga xamante ne ñooy seeni club duñ am benn jiixi jaaxa ci bàyyi leen ñu ñëw moo tax may jàpp ne jamono yi li ñu war a def rek mooy CAF moo war a génn wax lu leer teg ay garantie yoo xam ne ñi fa war a dem ñëpp ci ñu di taskatu xibaar wati joueurs yi sax kenn du ci am jaaxle ngir Coupe d'Afrique boobee mën a am waaye man dina ma jaaxal lool buñ ko reporté wala ñu annulé ko ndax coronavirus. Je suis très étonné que il faut une communication rapide, claire et transparente pour savoir où on va. ñu yóbbu ca île bu Bassoul ñu daal di ko classé léegi patrimoine historique bu UNESCO ci atum 1981 jàppale ni nag Bassoul moom jox na ak diggam ak Fadiouth doon defal a bokk ñetti waxtu ngay def ci géej gi ndax foog nga jël gaal daal di kon jaar ci géej gi lu ci mënti am nag ñoom askan wi nee ñu ngi daj ay jafe-jafe bokk na ci lu ci njëkk li ko waral mooy làqu ndax nee nañu kon seen diwaan bi dafa làqu te nag bëgg nañu làqarti ko ginnaaw jafe-jafe yëpp ñu fay daj ñu ànd ci leeral
ak Adama Sarr mooy sunu ndaw ci diwaanu Saloum ak la ko wër. digganteem ak département bu Foundiougne toll ci ñetti waxtu ci gaal dëkk ndox bi di Bassoul nag ñu ngi ko sanc ci atum 1097 ki ko sanc di Ndiogou Sarr bile nag wàlluk napp ak lii di émigration moo fi ëpp solo. parce que Ndiogou Sarr moo sanc Bassoul. Ndiogou Sarr mooy suñu maam Ndiogou as tuuti moo jiitu ci dëkk bi bu mu jiitee fii Yungar moo ko fekk fii comme rivière boobu rek moo fi nekk mooy Kasnack waaw mooy Kasnack boobu bu nekk Kaolack fii la cosaanoo parce que ku sanc Kaolack fii la dëkk mu ndi ko wax ne Ngaling Sarr Ngaling moo sanc Kaolack mbutu fekk ko foofu te mbéy bi sax amatul doole ndax Espagne bi xale dañuy dem bitim réew wax dëgg nag dem bi bitim réew du caaxaan parce que ñu ngi góorgóorlu ci bâtiment yi ñu ngi góorgóorlu ci seen famille napp bi dox na parce que nekk boo gis fii rek napp bi moo ko indi. bu loolu la weesoo bari na ay jafe-jafe bokk na ca li nga xamee ne moo di jumtukaay yi ñu tabaxee kër li ni mel dey ngir ñu andi ko ci dëkk ndox bi di Bassoul askan wi lu ne la ñuy daj. parce que lan moo tax fii pour oto ñëw fii jafe-jafe la te loolu mooy suñu avantage waaye jafe-jafe la ci ñun bugg nañ oto ñëw fii am na oto bu nekk fii waaye ci dëkk bi rek lay wor di sarwe mburu bu ñu mënoon a am yoon boo xam ne jógee na fu ñu ñëw fii kon suñu jafe-jafe dina wàññeeku ci côté boobu parce que béton bi ñu liggéeyee kër yi gaal moo ko indi fii te loolu jafe-jafe la munoo tabax yi nga gis fii yëpp gaal ñoo ko indi fii waaw jógee fu ñu ñëw fii mun nañ demer de ba samp kër waaye jafe-jafe béton bi ak ciment bi ak fer yi mooy suñu jafe-jafe bu mag. dëkk bii nga xamee ne moo di île bu Bassoul fi nga xamee ne fi la fekk baax champion de lutte bu mag boobulee di Yaxya Diop Yékini askan wi fi yeewoo nag ëpp nañu 2 junne yi doomu aadama. Adama Sarr jërëjëf yegsi nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéena nga ca ginnaaw yokkute mburu gi ci réew mi pexe jeexul bu nu sukkandikoo ci bés bi le jour yëglekaay groupe immédiat bi ne gars yi nag léegi ñu nga ca fonde ba te amul pertement bénéfice rek la laaj ko jaaykat yi yëglekaay bi ne en tout cas jaaykatu fonde yi waxtu wi nag seen mbir a ngi baax ndax yokkute njëgu mburu bi ci Sénégal bu dee sono na lool askan wi ginnaaw sàkku teefu boulanger yi ci Sénégal pàcc gu bëri ci askan wi daw nañu dem ci jaaykatu fonde yi yëglekaay groupe immédiat bi ne ceebu jën Penda Mbaye sunu plan national léegi patrimoine mondial la xabaar baa ngi ci Sud Quotidien l'Observateur Soleil ak Enquête Quotidien Le Témoin ne Sénégal yaa ngi jooy yokkute mburu bi ci Sénégal noppeegunu seen haut dikk ak facture yu seer saf-sap ba jéggi dayoo te ndox mu ni séddale bés bu nekk ci réewum Sénégal bu gën a bon nga ne ma bii la te léeg-léeg sax am na ay gox yu bëri yoo xam ne ndox moom dégg rek lañ ci am ndax duñu ko gis ndax robinet yi day dëkkee tëj suba ngoon guddeeg bëccëg yëglekaay bi ne ndox moom léegi taw bu góor la ci Sénégal ndax teg koy gët jafe na lool ci réew mi ñu ne déet na waaye étudiant ngi mer ba futu ba ci seen mer ci daaroy kawe ci Sénégal wërngal këpp ginnaaw defante gu saf-sap seen digganteeg way takkateru kaaraange ci Sénégal Le Témoin ne nga yëg nga ñàkk yëg soo leen bëggee dégg-dégg nag xam le ne Sénégal yi seen bopp waxtu wi nag ñoo mel ni ñu mbugal te deewagunu Vox Populi ne réew mi daal waxtu wi nag fen seddul fépp njàkk luy baax la dale ko ci UCAD dem ci université Assane Seck bu Ziguinchor ba ca Gaston Berger ñoom ñëpp a jàpp tànk seen naataango yi nekk ca université bu Bambey ginnaaw faatu seen benn naataango boo xam ne ba léegi ni leeraange lañ ci sàkku nee nañu nag ba léegi froid daal di xëddeen looloo yokk seen mer ak fitna gi nga xam ne waxtu wi ma ngay jex-jexe ci mboole mu daaree ci Sénégal yëglekaay bi ne muy opposition bu Sénégal ak activiste yi ci Sénégal ñoom ñëpp dañoo mer ginnaaw taxawaayu alkaati yi ci mboole mu daaree ci Sénégal L'Observateur ne ñetteelu jàng université Bambey waxtu wi nag ñu ngi ci kaso wa yëglekaay bi ne en tout cas démb nag tàng na jër ci Ndakaaru ca Ndar Géej ak ca Jurbel yëglekaay bi ne étudiants yi nekk ci réewum Sénégal gépp mer ba futu ginnaaw taxawaayu kilifa yi jëm ci moom source waa ne ginnaaw yokkuteg mburu bi ci réew mi sénégalais yi nekk seen bopp ñoom ñëpp a mer gars yi bégguñu de laas ne secteur u santé bi tamit kenn damul ñu des ndax ñoom tamit dañoo mer ba futu ak nakaru leen yore li ñu politique de santé bi nu samp ci réewum Sénégal donte budget ministère de la santé ëpp na 200 milliards sunu koppar yëglekaay bi ne gars yi assemblée générale la ñu amal niki
démb ci la ñuy waxee nag la ñu namm ci réewum Sénégal ndaxte nee nañu préavis de grève dañuy dugal aljuma juróom-ñaari fan ci weeru janvier ñu samp marche nationale ci réewum Sénégal wërngal këpp 4 février nag duñu fas taxaat ak moroom ndax ñoom ñëpp ci grève wu saf sàpp la ñu jëm wala tamit maa jàmm la bés bi le jour digalekaay groupe immédiat bi ne syndicaliste de santé yi ñoom ñëpp a def benn say booloo doon benn di xàccandoo ak dóorandoo nee nañu nag nañuy doxalee wérug yaram gi ci Sénégal doxalin gi daal baaxul léegi lu ñu samp ci réew mi mooy li ñu jot a siifeek jëwriñ gi nee nañ ko respecté ba mu jeex tàkk lu ko mooy lépp lu ñu seet muy ñuul ci réewum Sénégal daal ñoom la Vox Populi ne en tout cas ci grève générale la ñu jëm ci réewum Sénégal ci secteur santé bi ndax gars yi dañoo meroo futa nee nañu ñeenti fan ci weeru février atum 2022 duñu faste xànc ak moroom géréw fépp géréw partout la ñuy amal ci Sénégal l'info ne waxtaan daal amatul ci daara yu kawee ci Sénégal ndax fitna gaa ngi jax-jaxe di gën a jolli jëm ca kaw Déthié Fall ne université yu Sénégal nag léegi mu mujjee doon bërëbu way takk deru kaaraange yi Déthié Fall ne lii nag lu ñaaw la te gàcce la ci réew mi le man naa ne soo leen bëggee dégg dëgg na xam ne nañ njiitu réew mi Macky Sall waxtu wi nag gaa yi ko teg pression ërtal ko ci bépp boor ginnaaw syndicaliste yi ci bii boor ëtt politique bi jax-jaxe ca bële boor étudiants yi dollee ko jeg seen mer goo xam ne ay bés bi yëpp ñu koy becc ci réewum Sénégal yéeglekaay bi ne li ma wër ndoo ma njiiti réew mi Macky Sall ba noppi tere ko nelaw critique jox kaddu gi monseigneur Benjamin Ndiaye muy artu ak yëglu ci kanamu askanu Sénégal gépp archevêque bu Ndakaaru ne nanu bàyyi foowee xal gi ndax mën na taal réew mi ginnaaw fitna gi nga xam ne ma ngay jax-jaxe ci ëtt politique bu Sénégal La Tribune ne juróom-ñaari téeméeri junniy sénégalais waxtu wi nag dañoo xiif lu ñu lekk moo leen tëj dalee ko Jurbel jàpp Kanel Bambey ba Cees kaay bi ne dëkk ñaari gaar yëglekaay bi ne suñu réew di Sénégal léegi bokk na ci ñeent fukk ak juróomi réew yi gën a sonn ba noppi soxla dimbal ci àdduna wërngal këpp ñi soxla dimbal dëgg na ci réew mi bés bi la journée moo ñi caabi féete ginnaaw moo taxit yaanaa maar ak waa FRAPP nee nañu aljuma gi mu dëgg ma dañoo fas yéene wàcc mbedd bi yëngi-yëngal ndaxte nee nañu yoon a ngi jeng libération moom ma nga ca coowal passeport diplomatique yi jolli diggante présidence ak affaires étrangères yëglekaay bi ne coow li nag ñetti at a ngi mu sampe ak i njuuj njaaj yu rëy yoo xam ne dañ ko ci nemmeeku Vox Populi ne en tout cas am na ñaari gendarme yoo xam ne jot nañ leen a déggu ni ki démb ca dikk waaye dañ leen mujjee bàyyi ginnaaw seen déglu te tey ji dinañu taxawaat ci kanamu enquête kat yi Vox Populi yamu ca ndaxte nee na am na ñaar ci ñetti civil yi nga xam ne seen tur dafa jolli ci coowal passeport diplomatique yi ci réew mi ñoom ñaar ñëpp démb jëloon nañu procureur kenn ka ca des di ñetteel ba ni ki tey ji lañ koy defeere Les Échos nii musiba dëgg nag moom ci kay di mutuelle bu Sénégal ndaxte waxtu wi syndicaliste yi ñoo taxaw temm tubayu directeur général ba ndaxte nee nañu nañ yore kër ga daal baaxul ba tax ñoom nee nañu nag fanweeri fan ci weeru décembre gi ci géréw la ñu jëm ñu dem ci libération yëglekaay bi ne beneen scandale moo jolli ci Sarr te coowal ñaari téeméeri milliards suñu koppar moo fa jaar laas ne njiitu réew mi Macky Sall fëgg na ci table gi nee nag recrutement yi nga xam ne ñu ngi koy def te jaarul yoon la bëgg mu dagg ci réew mi l'observateur ne Macky Sall kay nee na guerre dëgg nag la samp ci réewum Sénégal te recrutement anarchique yi moo ko waral sursaane benn élève bu doon def EPS moo daanu ci diggu cours ba te moom élève bi laataa ñu koy rawal l'hôpital ñàkk na ba kanam ma nga doon jànga ci CEM Wakam 2 ñu bàkku jëm ci làmb yi sunu làmb yëglekaay bi jox kaddu gi Boy Niang 2 capaacoli muy tontu Tapha Tine borom takk ci rib Boy Niang 2 ne képp ku ko woo ci raak ci làmb ji mooy woo nga naar ci guuxum soow La Tribune ne ginnaaw raak ba naaw ba ñu nemmeekoon te Ziguinchor diggante Ousmane Sonko Doudou Ka lu ni mel la ñu nemmeeku démb ci Louga ndax gaayu Mamour Diallo yi ak gaayu Moustapha Diop yi ñu doon xeex ba am na benn waay boo xam ne dañ ko jëm paaka mu dee mais da ngay seet loolu rek leen bu baax mbokk yi ci ànd beek ñun ci ITV loolu moo laf laajtu xabaaru njolloor si gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje 18h45 xabaaru maraxee bu colande xabaaru yi ñu daal ko yaatal ci kàllaama tubaab 19h45 fii ak boobu ngeen wéy duñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu ndok jàmm